mbokk yi asalaamaaleykum seen émission seen jotaay tey nag ñu ngi koy seq ak honorable député Aïda Mbodj madame la ministre maa ngi lay nuyu. asalaamaaleykum Ahmed maa ngi nuyu waa D-Média di nuyu sama rak Bougane Gueye di la yóbbante ci moom gëj naa ko gis di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoo fa nekk di leen félicité bu baax Ahmed ci liggéey bi ngeen di def di nuyu waa Sénégal di bal àq ñëpp di balu àq ñëpp. fa ñu koy dooree nag gis nañu barki Dembo Ndiaye seen commission ad hoc bi coow li bari assemblée waaye balaa ñu see ñëw sax dañ naan lan moo tax Aïda Mbodj nekk avocatu Ousmane Sonko. Ahmed loolu jar na laaj parce que waaye boo xamoon ni ma mel ak Ousmane Sonko ni ñu mel ak Ousmane Sonko sax laay wax ndax defe naa du Aïda Mbodj rek yaakaar naa ne jigéen ñi nga xam ni dañu éprise de justice te nekk assemblée ñëpp ñu ngi jàppale Ousmane. Man nag dama ci raw ndax man daf ma def comme yaayam loolu benn la ñaareel bi ñu bokk opposition ma xam ci taxawaayam ci opposition bi ñetteel ba ma dëkkandoog moom muy sama voisin ñeenteel ba lii ko dal muy arbitraire boo xam ne nguur gi daf cee dugg daf maa daloon ñu wut ay këyit ñeenteel ba nag mu restaurer dignité député ndax man bañ ma convoqué police su jëppal damaa daal di dem ndax boobu dañ jóge ci référendum bi ma jaaxal leen lool Bambey biir Bambey non bi gagné mu naqari leen ma ñëw def émission attaqué leen bi ma commissaire bi ne ñëwal commissariat kii convoqué wu ma sama immunité parlementaire te booba député laa dama ko ne rek sama chauffeur dafa man da nga fi am yóbbante man ko sama chauffeur a ngi ñëw mu ne ma yow ci sa bopp yaa war a ñëw ma jël sama saak def ci ñaari robe wax ak ay sër parce que booba temps jàpp moo xew muy 2016 ma def ko sama gannaaw oto téléphoné sama doom ni ko soo toogee ba 1 heure ñëwuloo nga ñëw wut sa information suñ ma jàllalee nga xam loolu booba ñun loola pour ñun dafa normaloon ndax ñu ngi jàpp ñëpp ba koo gisul sax da ngay jàpp ne jàpp nañ ko ndax booba 4 ans yooyu ci loolu la ñu tollool donc Ousmane lii mu def wane na la voie que député dañ ko war a respecter. député dañ ko war a respecter mais Aïda Mbodj tam gisa xam nañ beneen Aïda Mbodj tam boo xam ne daal léeg-léeg ñu tuumaal ko féministe gis nañ fii ci xeex bi ci wàllum parité nga doxee gox ba gox wutali palais ba Aïda Mbodj ni muy défendre jigéen ñi te bi yoon ñu ne jigéen la musiba dal Aïda Mbodj féete ci ku góor gi loolu tam est-ce que jarul leeral. waaw d'abord ku góor ki dafa nekk doom bu góor moom it nekk doom bu góor boo xam ne ñu ngi ko tuumaal loo xam ne man xaw ma ko ci moom ba may gis lu ko dindi xaw ma ko ci moom ñaareel ba bu doon sama sago damay ànd ak jigéen joo xam ne dafay nekk jigéen bi nga xam ne dañu bokk bëgg-bëgg mu nekk jigéen joo xam ne sax dama koy gis ndax fii mu toll dégg naa ne seen waa kër sax gisuñu ko donc xëy na su ma ko gisoon dend ak moom xam li muy wax leeral li muy wax xëy na sax du yegg fii ndax wax ju yenu maanaa ku ko dégg di nga ko xam donc loolu wàññiwul dara ci li may défendre jigéen parce que bii jigéen sax moo gën a neex a défendre ndax bii jigéen dafay victime la te bu ñu demee ba ci kanam amee di nga xam ne victime la parce que gis nga jigéen ji li ma dégg en tout cas ci audition bi nga xam ne journaux yi génn nañ ko ngeen doon ko commenté ma dégg ni mu waxee ak yi nga xam ne fi la xam-xamam toll te apprécier naa trop ki ko doon laaj ndax yaa bind plainte bi parce que li mu tontu ci fi xam-xamam toll mu wute na ak littérature bi nga xam ne moom moo nekk ci plainte bi ndax ku xamul ne député heure bu ko neexee mën naa génn ba naan Ousmane dafa am laissez-passer loolu bi mu ko waxee parce que xam nga détail liñ naan le diable est dans les détails man su ma doon enquête ci détails yooyu rek laay dem moo may génneel sama dëgg. yow pour yow daal dafa am ñu ne ci ginnaawam. ah c'est sûr loolu kay moo wér te loolu. te nguur gi mënuñ set. man wax naa ko non xam nga lan moo tax dafa am contexte ñun dañu nekk ci contexte boo xam ni keneen ku nekkoon ku ordinaire ku nekkoon di wax ju mel nii di wax lu mel nii bàyyi pandémie bi de côté bàyyi communication bi ñu war a def ci vaccin yi pour que nit ñi vacciné wu pour mën a defar sax communication nguur gi laay wax parce que dinaa ci ñëw ndax ñoom réticence bu nit ñi am ñoom ñooy responsable te pourtant nit ñi dañu war a vacciné wu dama koy wax haut et fort ñu war a créer les conditions pour que loolu am
yàlla dogal loolu amul keneen ku ñëwoon tey bëgg a yàq loolu te neexu leen dinañ ko teel a arrêté. kon yow ñoom lii daal ñoom la neex. non seulement ñoom la neex mais Ahmed nañ dem ci waxtaan bi ndaw si ni mu génne ak escorte bi mu am finalement mooy kan. la président Senghor ne finalement kuy Baye Galaye ndax dëkk bu mu dem fekk fa Baye Galaye mu ne ñaata Baye Galaye am waaye kuy aji parce que génn couvre-feu di circuler ci guddi gi li nga soxla yépp nga am ko xëy loo war a def ko ba nga xam ne bu fekkoon ni gendarmerie nekkuñu corps d'élite boobu nga xam ne ba léegi ñoom ñoo des ci yaakaaru Sénégal kon kenn waxatu ko donc loolu ñun moo tax. pour yow état ko fa jël si état daal setu ci. ñun de mënuñ cee set en tout cas bu dul état it di borom doole ju tibbee ci état mënumaa formel ni état la ndax xam ngeen ci samay wax ne tàmmuma accuser gratuitement waaye itam kon borom doole la joo xam ne dooleem ci état la ko jële te itam damay jàpp rek ne persécution wu opposant la. lu tax nga ne Adji victime la actuellement nii. xale la benn ñaareel ba. de la part de qui. ci victime kan la. waaw moom victime kan la. parce que ñi nekk ci nguur gi nee naa moom victime Ousmane Sonko la ndax moo ko def li ñenn ñi tam jàpp ne déedéet ñi nekk ci ginnaaw di ko manipuler. waaw ñi nekk ci gannaaw bëgg mu daaneel Ousmane Sonko te daaneel Ousmane Sonko ku dul moom sax mënu ko ñooñu ñoo ko jëkk a wutal loo xam ne ëpp na ko ñoo ko jëkk a solol mbub moo xam ne ëpp na ko te mbub moom mu ko ëpp fa muy jëm ak moom moo tax sama xel dalul ndax man gisuma Adji mii taxaw procès Bamba Cissé di ko laaj ay question gisu àlla kenn waxatu ko am ay mbër ko yu ko sut daanu nañ ci loolu parce que wax dëgg yàlla am na loo xam ne moom buñ ca naree yegg ña ko defoon dellu gannaaw nu ñuy delloo gannaaw nag loolu la kenn xamul moo tax may alerter maa ngi profiter tey ci sa émission pour alerter pour que ñu protéger ko moom ci boppam parce que ay mbokkam ñoo wax ni te dégg naa ko ci rajo bi ay mbokkam ñu laaj leen ñu ni gisuñu ko te loolu bu ngeen ñu bëggee laaj ndax ñu protéger ko danañu jaaxal parce que du ñu ñell weer du ñu extraterrestre nooy protéger koo gisul nooy waxtaanee koo gisul nooy encadrer koo gisul kañ la ca dugg nu mu ca duggee te loolu itam nag amet damay profiter pour wax ne ñun jigéen ñi suñu xeexee ba wax xeex accès des femmes aux instances de décision nañu protéger tam femmes yi mais bu publicité bu bon ñëwee jigéen lay doon bu liggéey bu bon ñëwee ñu jox jigéen bu ñuy xeex benn jigéen la ñuy yebal bu ñuy saaga benn jigéen la ñuy yebal loolu itam maa ngi lay wax léegi ni la 2016 boobu benn jigéen a nekkoon commissariat jëppal jigéen la convoqué ma te li gën a neex mooy ni ma bala ma lay jox notification bi da ngay signé ba pare donc signé naa parce que loolu yépp bu dul woon ak jigéen du ma ko nangu kon yaakaar naa ne ñun jigéen mooy suñu itte ca la ñu mës a nekk naka jekk ci fii ak feneen nag ñu nangul ñu ko it au niveau international. mais ni nga waxee noonu madame la ministre mooy pour yow procès du am. bu dee amit de gëwuma war nañoo protéger Adji balaa boobu. yow lan nga ragal mu ñëw kilifa yi mel ni ay maître Ciré Clédor Ly ay ñoom Bamba Cissé di ko laaj ba xale bi mujj craqué. dinañ am li ñu bëgg de ñoom parce que ñoom mësuñoo sooy ay ténor ni ñu leen tudde mooy les ténors du barreau duñu sooy kayit yi gën a mag bu ñu taxawee lu ñu dëgër ñoom am nañu façon yu ñu lay xoole façon yu ñu lay laaje question ba di nga wax. moo tax nga ne nañ protéger Adji. man daal Ahmed bëgguma sax yegg ci loolu man li ma bëgg mooy fii laay wootee wax président mu sonné la fin de la récréation. affaire bi jeex. mu jeex parce que assemblée rek waxuma la président Moustapha Niasse waaye ay meeru rek caaxaan du ko yëkkati lu mu xam ne lii président d'accord ci du ko def xam naa ko te maa ngi ñaan yàlla mu wér ak jàmm ak salaam te bu ko dara jot nag ñëng ndax moom ko baax la. mais bu fi lépp ni nii tamit est-ce que tamit loolu dina baax ci Ousmane Sonko parce que doute bi jiixi jaaxaay ñu xëy rek lépp niy jeex. Ousmane Sonko dafa deful dara Ousmane Sonko mooy première victime bi lii dafa daw ba daanu ci kawam loo xam ne dafa daw ba daanu ci kawam ba tax ñun nanguwuñu ko ndaxte ñoom mënuñu ni Ousmane Sonko lii la def ba tax ñu mën koo tuumaal te loolu mooy sunu wax démb mooy sunu wax keroog mooy sunu wax keroog plénière ba sunu wax plénière ba moo di
man maa jëkk a posé question bi ci commission ndax ñoom seen avocat boo xam ne nee na moo bokk ci partie civile bi moom moo ne Ousmane Sonko ay avocat mënuñoo accéder ci dossier bi parce que réquisitoire procureur bi contre X la def gannaaw gi sax dégg nañ ci leneen ndax procureur li ñuy wax naan procureur la dafa mën ni X rek en kay am na ko procureur tudd waaye tuddul Ousmane daf ne diw ak X te loolu avocat bi moo ñu ko jëkk a yëgal waaw avocat bi réquisitoire bi loolu la. léegi lu tax moom bind ci Ousmane loolu mu bind ci X. X parce que amul charge yu doy yu tax mu mën a topp Ousmane. ah bon donc dafa bind laaj juge d'instruction bi ni ko ñu ubbi enquête saisine la def mooy réquisitoire introductif. mais lu tax kon sa naataangoo yi bëgg a dindi malaanu kiiraangeewu Ousmane. wax nañ leen ko xam nga biñ leen ko waxee lan lañ ñu wax te noonu la assemblée di doxe de dañu ni waaw bureau bi nangu na kii bi requête bi nga xam ne moom la ñu garde des sceaux wax président jox nañu ko bureau bi nangu na ko conférence des présidents nangu na ko ñun commission bi dañ ko war a nangu ana souveraineté de député xanaa député moomatul boppam man damay poser question bi bala ñoo dem ci constitution commission ad hoc parce que man sama souveraineté man député li ma war a laaj dama koy laaj te maa ngi door a jotee dossier bi maa ngi door a jot ci dossier bi. Moustapha Niasse nee na turu Ousmane a ngi ci lettre bi. ministre Malick Sall bind bi juge d'instruction bind. juge d'instruction moo saisir le procureur général saisir le ministre de la justice mu bind Moustapha Niasse président Moustapha Niasse mais loolu sax jaaduwul Ahmed dinaa ci ñëw dama bëgg régler le problème mu X ba pare. léegi bi nga xamee ni procureur réquisitoire introductif am yónnee na ko le juge d'instruction mënoon na def ñaari yëf te benn bi moo gën a baax bi may mujj a wax bi mu war a jëkk a def mooy mënoon na compléter enquête bi mënoon na woo plaignante bi aji déglu ko bu ko dégloo sur PV dina ni man kat kii ma déglu li mu wax doy na ma te kookoo jiiñ Ousmane Sonko mënoon na woo xale bu góor bi nga xam ne moo jëli aji mënoon na woo borom salon mënoon na woo keneen maanaam mënoon na déglu ay nit mënoon na continuer enquête bi mënoon na jël rapport médical bi defaat beneen contre expertise su jëloon élément yooyu yëpp ni man élément yi ma yore doy na ma pour ma ne X mooy Ousmane Sonko dinañ comprendre beneen bi nga xam ne moom moo gën a baax mooy juge d'instruction bi dafa bokk ci juge du siège ñun ñuy politique te bëgg a rëcc ci pouvoir exécutif bi ñun si juge du siège moo ñu gën a doy moom exécutif du ko jox ordre donc mais ki nga xam ne mooy pendant wu exécutif ci système bi mooy procureur général ak procureur yi donc mënoon na delloo dossier bi procureur ni ko génneel ma X kooku def enquête ba génn X jox ko procureur général ba tey yaa ngi ci kuuru procureur yi de nga mu jox ko procureur général nag door a saisir garde des sceaux bu boobaa ñun suñu xel day gën a dal. kooku saisir président assemblée. mu saisir président assemblée ñun suñu xel day gën a dal parce que les juges du siège ñun dañu leen gëm ndax dañuy wax ni ñoom info wuñu ci exécutif mënalu leen dara donc ñun loolu lañ doon wax te loolu assemblée ñoo ñu ko gën a xam. parce que bu fekkee ne deful enquête deful dara jékki-jékki jox ko président assemblée. loolu mooy defal ma sama liggéey parce que liggéey bi mu waroon a sant procureur wala mu jël plaignante bi sur PV loolu la ñëw bind jox ko président assemblée ñun loolu lañ ko reproché c'est-à-dire moom mooy suñu kilifa moom moo nu war a yiir moom moo nu war a aar moom moo war ni ko yow fan nga basé wu ba ni Ousmane Sonko mu ni ko man kat réquisitoire kii bi parce que le président Niasse da nga ko koy nangul. ku am culture la c'est un homme d'état nag c'est un tout un homme d'état dina xam droit te moom xam na droit moom dafa xam sax droit dafa sax xam droit xam na pratique droit bala ma lay jox sama njaboot foo ko teg nga di ma dama am réquisitoire introductif procureur moom moo wax X man sama njaboot aw ma ci X yow yan élément nga am
constitutif yu mën a chargé sama waa ji. mais les opposition la contre pouvoir nag est-ce que du loolu aussi. ñëw nga li ñu naan c'est de bonne guerre. ñëw nga loolu laa lay wax. muy livré kenn ci njabootam. bu mu ko man de loolu dama jàpp ne ci fulla la bokk ak fayda. ñëw nga parce que président ñun loolu lañ doon séntu ci moom. te looloo gënoon a dal suñu xel. ndax nag assemblée kenn wanu ko fa ne ko bokk maa ngi yow parti kenn ñépp a ko jox cër. moom Ousmane. Moustapha Niasse. Moustapha Niasse ñépp a ko jox cër. donc mënoon nañoo yiir. yow pour yow daal mbir mi daal politique la. buñ déggee lii yëpp. mbaam bëggoon mu bañ a nekk Ousmane Sonko du yegg fii te it am na ñoo xam ne ñu nga ca seen boor di la déglu yor nañ ay plainte yoo xam ne ñoo gën a metti gën a juste gën a jaadu gën a régler réew mi gën a jëm sax ci ay problème d'état te kenn tudd leen kenn gaawantoowu ko nii ñu gaawantoo mbir mi ndax juge bi ci guddi gi dafa amoon téex-téex ci famille am ci li ñu wax xaw ma nu mu demee waaye 4 heures du matin fekk ko fi mais 8 heures fekk na ko bureau mu ñëw enquêtul dégluwul plaignante bi dégluwul partie civile deful dara lu dul daal di jël rek daal di jox président Niass ca na ko procureur joxe woon looloo tax ñun ñu ni mënuñu nangu même moom juge bi d'instruction bi su fekkee ne nangu na ni x boobu Ousmane Sonko la ñun joxuñu benn lay bu wane ni x ba ko procureur joxoon mujj na soppaliku Ousmane Sonko. ñu gis tam bloc bi ba ci non inscrit bi gis nga ko ndaw si Njaay mi bokk réew mi foofu it ngeen taxaw ne dee daal du représenté ñële. waaw ba Bamba Dièye mujj ko remplacé. waaw loolu moom dama ciy sant président Niass ndax su ko bëggoon a dëgëralit ndax ndaw si nekkul membre commission des lois bi nga xamee ni donc dañ ko woo ndax ndaw si 4 ans ngi nii bu tuuram jotee moom mooy topp ci man bu tuuram jotee parce que Mbodj ak Njaay la bu tuuram jotee Cheikh Bamba Dièye moo koy demal conférence des présidents moo koy defal yépp indemnité bi nga xam ne moom lañ koy jox parce que moom moo nekk ci mois bi bu paree Cheikh Bamba dajale ko daal di koy jox daal di ko koy jébbal waaye ñun la ñu ca intéressé mooy Cheikh Bamba may dem pour mu mën ñoo waxal ca conférence des présidents bu fa jógee lu fa jóge mu ñëw rendre ñu compte ci sunu groupe ndaw si du ñu rendre compte 4 ans ngi nii mësul dem ba bii yoon Ahmed man sama expérience daf may dimbale fu ma toll man maa woo Cheikh Bamba ni ko Cheikh Bamba mu ne waaw ma ne ko suba de am na conférence des présidents te for naa ci wewu nag ne mbiru Ousmane Sonko la presse bi mu ngi koy wax mbaa di nga dem Cheikh Bamba ne ma damay maye sama doom Saint-Louis nekkuma fi man ko mu ne ma non soxna Aïda demal comme yow yaa moome woon mois bële continuer man ko Cheikh Bamba sama daraja mayu ma may dem ci réunion buñ ma convoqué wul woowal Fat Ndiaye comme yow la daan waxal mu ne ma non du dem Aïda soxlawul ma di ko man ko woo ko mu woo ko mu ne ko woo nañ ma damay dem Cheikh Bamba di ma Aïda de ragal naa la man ko waxoon naa la ko mu dem ba tey problème amul parce que loolu article 23 bu nekk ci règlement intérieur bi daf ne non inscrit conférence des présidents ki dafa am ku leen fay représenté donc ñun dañu def ni mois bu nekk dafa am ku ñuy représenté donc amul problème mu dem bi mu demee dégguñu ko gisuñu ko ba ci ëllëg sa ñu dooree woo suñu benn collègue boobu yónnee ñu compte rendu wu réunion conférence des présidents bi ñu door koy partager ci suñu groupe pour te dire incidence su moom représentation am ni mu mel suñu collègue boobu dafa juum bind conférence des bind plénière du 17 muy bi ñu def pour ratifier à 18h ba ñëpp defoon ne 18h la mais yàlla suturaal ñu xam nga ñu farlu rek ñu teel a dem ca plénière ba parce que ci la ñu dooree xam ne 10h la donc suñu amoon ku baax ku ñu représenté noonu lay dem léegi commission des lois ndekete woo nañ ko bi ñu ñëwee daal ne non inscrit ku leen dikki dama dem bay wax rek mu daal dee ne man mi dañ ko la woo sax dañ ko laaj daal ne ko présidente bi moo ko laaj ne ko Fat Ndiaye non inscrit mun ko maa moomee weer wi kon may toog ma ne ko yow yàlla yaa gën a xam ne tànnuñu la parce que du demee noonu non inscrit yow boo moomee weer wi mën nga dem conférence des présidents dañ lay woo sax directement parce que ñoom xam nañ ko moome administration wu assemblée bi mais bu dara amee dañuy seet ki ci jaadu su fekkee ni
mbiru presse la ñuy wax ñu daal di ne ah Ahmed Aïdara de moo ñu gën a xam presse Ahmed ci boppam daal ni waaw mën naa dem su fekkee ne leneen la loo xam ne dañ naan affaire leadership féminin wala dara ñu daal di ne ah Mame Diarra Fam demal wala Aïssatou Sabara demal bu ñu nee leneen la ñu daal di ne demal bu ñu nee enseignement supérieur la ñu ne Issa Sall demal ñun noonu la ñuy def dañuy seet sa profil seet expertise bi maanaam ñun li suñu problème mooy député bi fay dem am fa njariñ bu dellu sayit day ñëw rendre compte ci groupe bi. donc mais ñu bëri nag dañ jàpp ne moom li mu nekk ca mburoog soow maa tax ngeen ne ko dee du dem mais du problème mu am na ci xam-xam. li mu nekk mburoog soow moo tax ñoom ñu woo ko waaye ñun amuñu boobu problème ñun da di lépp luñ ne lii pour non inscrit yi la dañ ko war a indi ba ci groupe non inscrit. ba xam am na ci donc bi nga xamee ne xam nañ ni commission ad hoc ba am nañ fa benn nit. ñun avant commission bi di réunir la ñu tànn Cheikh Bamba Dièye. d'accord léegi madame la ministre. bëri na gis nañ sa diggante ak président Macky Sall bi ngeen nekkee biir PDS ba ci yii yëpp sa dañuy wax ne Aïda Mbodj moom xam naa ni réeroowul ak Macky ñu xëy ñu ne Aïda Mbodj mooy avocatu Sonko te Sonko ñëpp gis ni mu radicalé ak régime bi wala yow loolu bàyyiwoo ci woon xel. xam nga Ahmed suñu sëriñ bu baax ba daf daan wax naan bu dee ku la jiiñ dara rek nga weddi di nga dem ba ñu jiiñ la loo xam ne doo mën a weddi ñu ne dëgg la. li am importance mooy yàlla moo gën a jege ñépp seen bopp Ousmane aussi ñu ngi bëgg a yàgg ndax yàlla dafa dogal 2017 ba léegi ñu ànd te assemblée man ak moom ak Mamadou Lamine Diallo dañoo umpantewul te gis nga ni ma ñàkk chance ci ñaari radicaux yooyu Mamadou Lamine Diallo ak Ousmane ñu neex ma nag ma neex leen tam ndax ñun umpantewuñu te déggoo nañu te dañu juboo ci les causes justes président Macky Sall nag kenn du ma récuser sama amitié ak moom du ma récuser non moom mu nga ca mburoog soowam ak ay gâteau sax ak ay njar xanaa man ma nekk ci li ma nekk donc mu nga ca bànnee xam maa ngi ci sama austérité nekk opposition option la nangul naa ko moom ak ñi mu àndal loolu mu def maam it daf may nangul sama opposition jibi metti na de parce que lu nekk teg na ma ko mais ba ma ko supporté léegi parce que dañ ni affaire tey Ousmane Sonko la bu ëllëgee kan la sama goro bi may mun a def naan ma maire de sama waa bureau may laaj mbaa sa goro du ci tegu mu naan ko lu mu ko mën a waxal man ko sa goro moo ci jiitu da nga leen di wax ni leen sa goro aye na ba figal donc yaakaar naa ne moom xam na ni du ma tricher kat moom président xam na ni lu ma nekkuma ci xam na ni su ma àndoon ak moom yaakaar naa ne ndax da ngay toog ba mu yàgg da nga koy yërëm li tax nga koy yërëm mooy waa këram dañuy def benn tooxi doona boo xam ne mënu cee bañ a génn parce que moom moo leen di valider seeni doxalin te bu ëllëgee ki si biir ci moom lay dal te kenn du taxaw dox digganteem ak loola xam nga da nga ko ci yërëm waaye nag yàlla dafa dogal mu nga ca la mu nekk maa ngi ci li ma nekk te ci li ma nekk it maa ngi ciy sant yàlla parce que ñi ma ko nekkal jaral nañ ma ko te ñi ma ko nekkal xam nañ may kan te d'accord nañ ci li may def. d'accord gis nañu communiqué bi nga xam ne nag PDS moo ko bind Ablaye Wade signé ko léeg-léeg nga dégg ñu naan il faut savoir lire entre les lignes gars yi daal bu ñu liree entre les lignes daal en tant que politique koo xam ne moom kenn du ne Aïda Mbodj expérience am naa sax mais bi nga ko liree idée nag dafa bari. ñii dañ ne lee moom matt ëf la ñuy ne déedéet ay conseil la ñuy ne déedéet ci chute bi ni paa bi daanelee waaye ca kaw li mu wax da ngay gisee communiqué PDS bi. man daal nit ñi ñoo ma jaaxal mais yow waroo maa jaaxal parce que yow ci yaru Ablaye Wade nga bokk te laajal Ndeye Khady kuy Ablaye Wade wala nga laaj ñoom Daba Mbaye en réalité Ablaye Wade dafa spontané Ablaye Wade li nekk ci moom lay wax Ablaye Wade ñun jàppe wuñu woon ay ministre doom la ñu jàppe c'est-à-dire doom la ñu jàppee. dalay yedd quoi moom dalay yedd Sonko sëtam la gis nga su fekkoon ne mënul waxanteeg moom te ba pare dafa moom intellectuel la dafa bëgg li mu digal Sonko tous les jeunes leaders jaar foofu moo tax mu def ko communiqué su dul woon loolu daf naan Aliou Diop wool ma Sonko bu ñëwee mu dëj ko Ablaye Wade da ngay toog ak moom mu ne la bu ma la jàppee dinaa ko digaaleeg yow. du caageenu président ak ministre
d'ailleurs loolu ngay namm ci moom affection boobu nga xam ne moom la lay entouré mu leer la ne la mu ngi lay wax loo xam ne sa noon bu ko déggee mën na koo exploiter ni ñaw tey de paa bi li mu ko yàq mais yow mi xam koy Ablaye Wade xam xolam xam macha allah ni mu mën a couver nit affection bi mu mën a jox nit di nga xam ne Ablaye Wade xamul lu bon Ablaye Wade ku mën a xeexal nit la moom njabootam su fekkoon ni wóoluwul Sonko daf ko doon moytuloo yàgg na ko moytuloo loola nag su ñëwee lam ko doon moytuloo daf koy wax ni ko nekkuma magum xamoon naa ko damay nekk magum waxoon naa la ko loolu la bëgg a wax parce que noonu la jàppee noonu la ñu jàppee c'est-à-dire que su la bëggul indifférence lay def ci yow su la bëggee nag daf lay wax dëgg-dëgg fan nga war a jaar ba pare moom toujours day rationaliser temps bi du ko utiliser ak ay bla bla wuy ak du kii ba pare Ablaye Wade du hypocrite parce que li mu ko war a wax daf ko koy wax dañ ko ba bu lay yet daf la naan nit da nga koy wax dëgg te noonu mooy dëgg da ngay wax sa xarit dëgg ba pare nag bu xeex jotee nga ànd donc moom xeex li waa groupe am def ci xeex bii keneen defu ko ci. waaw groupe bi. waaw assemblée. donc suñu mënoon a su fekkoon ne ku noonu Sonko la wala ku bëgg a daaneel Sonko wala ku bëgg a affaiblir Sonko du ko def te bu bind jotee dina bind bu wax jotee dina wax bu taxawu jotee dina taxaw bu ñaan jotee dina ñaan Meïssa Thioro moom xamul lu bon. xamul lu bon madame la ministre ñu ñëw ci wàllum feebar bi nag dafa mel ni seen dossier bi da koo xaw a fay de. non ñoom noonu lañ ko bëggee. ah bon ñoom noonu lañ ko bëggee. nguur gi parce que ñun dañoo amoon leneen lu ñu tal lu dul ay waxu viol ak waxu Sonko mais ñoom ñoo ko bëggee noonu te niñ ko bëggee nag baaxul sax parce que ñun li ñu daj pour am loi wu viol nga xam ni kër jooju jigéen ñépp ci Sénégal ñoo daje gërëm président Macky Sall sant ko mu woonu pale ni day promulguer ñun ñépp ñu dem di ko gërëm di ko sant ku génn gërëm nga ko foo tollu gërëm nga ko ndax ay engagement yu Sénégal jëloon la bu yàgg man 2004 dama jóge Addis Abeba rek ñëw ni président mu ne ma ne ko le protocole additionnel protocole Maputo bi dama bëgg ñu signé ko président ne ma mbaa kenn jiitooguñu ma ne ko am na juróom ñu signé dem mu woo Cheikh Tidiane Gadio ni ko dem leen assemblée ratifié ko ñu daal di koy ratifié xoolal 2004 ak léegi kenn transposé wu ko ci droit wu Sénégal te ndaxte engagement yi chef d'état yi jëloon moo di képp koo xam ni def nga lu metti jigéen waxuma la viol rek mais def nga lu metti jigéen dinañ ko faj ba nga xam ni ñëpp dinañ xam ne faj nañ ko ba keneen dootu ko ñemee def. mais góor ñi tamit est-ce que duñ nekk ay dinaa ci ñëw mu criminaliser ko dinaa ci ñëw mu criminaliser ko tey ñu jël loi boobu bëgg koo taafentoo bëgg koo def instrument politique loolu yépp jigéen ñi la bëgg a naax saayal seen xeex la bëgg a naax saayal seen yoon wi ñu jaar yépp ba am lii la bëgg a naax saayal sax président mérite bi mu am pour def ko parce que loolu volonté politique la ndax bañ na ko ba ministre de la justice moo ñu accompagner ci adoption wu loi bi defal ñu ay séminaire ñu boo femme juriste yi mu woo ay directeur des affaires criminelles ak yooyu ñu waxtaan ak ñoom fu nar a nekk délit ñu criminaliser ko waaw bu ñu ko defee ba pare nañu ko fonkal ñu xam luy viol pour que ki violé wul ki ñu violé ñu mën ko protéger mais suñ ko bëggee bu viol amul ñu bëgg koo utiliser comme instrument comme arme politique day niru leneen te itam ñun bu ñu nee genre dañu naan góor ni jigéen bu ñu nee góor ni jigéen doom yi ñoo leen bokk jur doom yu góor yaa ngi fi jël jumtukaay boo xam ne non seulement da nga koy banaliser non seulement da nga koy tourner en dérision mais da nga koy ubbi mu nekk boîte boo xam ne da nga koy ubbi mu fu nekk tasaaroo dégg nga kenn amul jàppal bàyyi ñun ñu ngi ci milieu politique da ngay ñëw Bambey sonal ma benn xale bu jigéen boo xam ne doo ko sant dara sax waaye yëg na ne yow mentooram sonal nga ko te dëkk yu mel noonu ñëpp a xamante ku nekk xam na kuy génn kan ñu bëgg cee indi loolu baaxul de. mu sosal la loolu baaxul de parce que ku nekk xam na ne viol dafa sori ndax dañ ni bu bañee rek boo ca demee viol la bu bañee
bu bañee nag yi waxuñu la nga yegg ca jigéenu ndeer ya di lakk sa bopp ñoom ña bañoon ñu violé leen waxuñu nga xataraayu waaye boo yuuxoo rek wala nga wane ni bañ na rek viol la buñ la forcé rek viol la heure buñ la forcé même bu dee ci sëy pour te dire loolu la nit ñi nanguwul a dégg waaye bañu jigéen gi moom bañ la rek même ci sëy soo bañee rek viol la yàlla nag dafa def am nañu ay borom xam-xam boo xam ne maanaam jigéen bu ditu njurukaayam ak cëru jigéen dafa am ñu ko xam ñoo xam ne lu fa jaar rek dinañ ko xam dinañ xam sax waxtu yaa ngi fa jaare lu fa jaar rek xam nañ ko seen xam-xam mooy yegg foofu loolu lañ jàng boo dee jigéen sax te jàngoo loolu te nga xam sa bopp te bëgg a xam sa bopp xam nooy wattoo sa bopp sax di nga ci am xam-xam bu day ni dinañ xam lan moo fa jaar ak lan moo fa jaarul ak kañ la fa jaar ak kañ la fa jaarul. kon bu viol amee dinañ xam bu viol amul tam dinañ xam mooy feeñ certificat médical bi. ah oui. te ñenn ñi bëgguñu koo dégg. bëgguñu koo dégg nanguwuñ koo laal nanguwuñ koo dégg di indi ay problème mu ADN alors que ADN acte médical la acte médical la du acte boo xam ne dina tax ñu mën cee topp nit ci justice ba mën cee dindi immunité parlementaire u nit te ADN mën nga koo am fu ne. mën nga ko am fu ne mais heure bi campagne bi nii ak mbas mi déegi ni mu. te maa ngi lay dénku mouchoir yi ngeen di jël di ci fomp seen ñaq yi muy traîner na ngeen ko moytu. ah lu tax. fu nekk ADN mën nañ ko faa jële. loolu kéemtaan la d'accord mais madame la ministre ñu ñëw nag ci wàllum doos gi gis nga nee nañu jot nañu lu tollook 200 junni ci wàllum ñaq geeg yooyu lan nga doon wax sénégalais parce que président sax ma ngay dalal xel yi. naan buñ jaxasee xel yi doses yi baax na pays développé yi ñu koy lan moo tax nit ñi mënuñu leen a gëm. mënuñu leen a gëm parce que dañ leen a yàgg a wax lu dul dëgg leneen li ci des itam moo di imaginer le ministre de la santé def benn tweet benn mardi la maa ngi ak tweet bi mu def ko daal ne sant nañ yàlla am nañ 200 000 doses. don yoo xam ne dañ ñu koo may ñu daal ne alhamdulilah mu teg quelque temps. daal di effacé te heure bi mu ko defee baaxul parce que heure bu ñëpp am jot la ku nekk ngi téye sa téléphone mu daal di koy effacé ci ëllëg sa waa ministère am def communiqué mu nekk ay cacophonie boo xam ni. ne dañoo jënd. waaw 2 milliards 200. loolu après la waaye bi mu defee tweet bi ba ca ëllëg sa dañoo weddi waat ni kenn mayu leen vaccin ñu toog ba ci fan yi président war a teelu ñu ni 2 milliards 200 te kan man Ahmed ni ma doyee waar fi mu nekk baa yëg nga ni man jënd bee ma gënal affaire vaccin ak affaire paj question de souveraineté la loo jënd yaa ko moom waaye buñ lay may nit ki lay may lu mu desal la lay may wala lu ko neex donc 2 milliards li muy am solo nga xam ni mën nañ ci am 4 centres de traitement man ñu jënd ko moo ma gënal parce que scientifique yi nee nañu pandémie bu mel nii vaccin rek moo ko mën a jeexal te li ñu ci gën a naqari ak seen communication bu bon boobu xam nga lu mu indi dem ba vaccin yi nga xam ni moo nekk ci Sénégal nga xam ne instauré nañ ko ci Sénégal ba mu dindi feebar yu bëri kenn waxaale wootoo ci Sénégal vaccin yooyu dem nañ ba ragal ko ba nga xam ne xale yu juddu sax benn waajur nangootu leen a joxe ñu vacciné wu nangootu ñoo vacciné xale yi ci niñ daan toppee calendrier de vaccination bi ndax ñaawal nañ vaccin yi ba kenn ñemeetul vaccination te dara waralu ko rek lu dul ñu mënul a communiquer dara waralu ko rek lu dul communication bu bon. mais yow nag tey juróomi minute moo ñu dese lan nga doon wax sénégalais yi ñu ñàkk ji. waaw yaakaar naa ne bu ñu topp nguur gi ci li ñuy def bu ñu topp nguur gi ci seen cuune mais nañu ñoom d'abord bala ñuy sant kenn mu vacciné wu nañu rassurer nañu wane le bon exemple na gën a rassurer parce que ministre ma yàq communication bi te mel na ne naqariwu ko ndax dégg naa félicité na ko sax nopp ñoo xam waaye sénégalais bu ñu leen topp seen cuune rek man daal loolu man mooy sama problème ku ci sa xel dal daal nga kile te ñu joxe le bon exemple poser ay actes yu tax nit ñi seen xel dal.
d'accord question politique bu mujj bi nag Aïda Mbodj de dañ naan amatul lu muy prouver Bambey boole nañ ko fa ak ay góor wala ba tey jëlee sa xel nga fa. département ba la wala. man de Bambey moom ak fépp sax xam nga fi mu nekk moom dootul nekk Lion du Baol rek Lion du Sénégal la. waaw waaye xam nga da ngay ànd ak ay xale yoo xam ne da nga leen di jàppale. waaye mu ngi dépendre tam ci ñoom bu fekkee ni dañoo bëgg ma gunge leen ñu dem rek bu fekkee ni dañoo bëgg wóolu nañ seen bopp ma bàyyi leen ak gars yi ñu def leen nañ leen daan def rek. mais Bambey dara changé wul ci diggante bi. Bambey du ñu changé. gars yi mujj nañoo am ay moyens de. moyens yi moom nee nañ présidentiel yeeg député bu doon moyen Ahmed gis nga. la ca localu 2014 est-ce que. élection wu 2014 man 2013 novembre 2013 laa la waxoon ne damay gagné. 2009 itam ne woon naa la damay gagné mooy boobee ñuy def seen jataay ba ca wetu préfecture xam nga 2014 lu ñu def 2014 ñaari ministre en fonction mës ngaa gis loolu ñaari ministre en fonction gis nga am na benn bis boo xam ne boobu aw ma lu dul ñetti oto kat amet te benn oto bi defoon musique bi day paan léegi nag ñoom boo xamee Bambey ñu ngi déparé oto bu mujj bi mu nga ndàngal ma oto bi ci kanam mu ngi Bambey route nationale bi yépp ñu jël ko nit ñi naan laay la ay de oto yi bari nañ de am na ci koo xam ne dafa am ay palpitation sama benn maire ni ma oto yi dañoo bari de man leen de nañ wàkkirlu ci yàlla rek bu ñu demee ci àll bi ñoom ciment lañ doon politique ñoom ñaari ministre yëpp ciment ak fer benn kilifa gu baax Mbàkke maa ngi koy nuyu daal di ñëw ne ma Aïda de sa gaa yi indi nañ fi ciment ak fer ci sama daara ja lakkoon daaw waaye ba mu lakkee ñoom dañ fee ñëwul masawu ma nañ leen ko fi bàyyi rek boo toogee ñu tabax ko man ko damay toog mu ne ma waaw ndax fii da nga fay yàgg def te booba campagne jotul loolu xam nga erreur la néeg ba campagne jot nga dem jàpp ne yow sa weccet woowu mën naa jënd nit ñi loolu tam nit ñi yeewu nañ ci léegi dañ ko faa tegal jël bâche wóoral leen ko effectivement bañ toogee lañ yeggale. mais report yi nag yow. waaw loolu moom Ahmed foog ma ñëw ci parce que xam naa ne tenir na la à cœur parce que agenda bi ku nekk ak sa intérêt Ahmed Aïdara moom dafay yàkkamti jël Guédiawaye incha allah di nga ko jël. société civile bi ma tooñ mu njaay si c'est tuuti ñoom dañu am ay partenaires yi di leen xaar parce que partenaires yi ñoom lañ yaakaar ci élection yi effectivement partenaires yooyu dañu am agenda boo xam ne dafay tax ñu ngi doon xaar élection yi depuis 2019 donc loolu comprendre nañ leen waaye ñun tam dañu amoon ay exigences yu ñu wax ci fichier bi te exigence yooyu dañ leen di bu ñu ko satisfairul bu ñu demee élection yi ni mu mel ci présidentielle yi noonu lay ñëw melaat te jaru ko parce que président woote na bu mu wootee ñun dañoo dem pour loolu am opportunité boobu te ñu ngi yàq suñu xel naan ñu loolu jarul woon a reporter parce que woote bi daf ko def rek pour mu arranger boppam mais ñun dañu doon gën bonne foi am lañ doon gëm il est vrai que fii mu nekk su fekkee ni am na ko jege président ñëw ni Ousmane Sonko tey mooy njiitu opposition bi une semaine après ñu dal ci kaw Ousmane Sonko loolu mooy président bëggatul opposition am kon finalement ñun on se demande lan lañ doon wuti ci dialogue boo xam ne dañ ñoo digoon ni dinañ saytu cëru opposition dañ ñoo digoon ni dinañ am considération ci cëru opposition kon finalement ñun luñ doon wuti ci dialogue boobu kon day mel ni nax yi dëgg la waaye ñun la nga xam ne posé woon nañ ko comme condition accédé nañ ci fekk si nañ ñu ci ñu war a xoolaat fichier bi bu soobee yàlla léegi mu pare expert yaa ngi ci liggéey bi léegi mu pare te ñoom su dee bëgg nañ ko dinañu def élection yi ci biir 2021 bi incha allah. incha allah rabbi madame la ministre kon ñu ngi lay gërëm di la sant merci. maa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm waa Sénégal yëpp Ahmed di def appel nañu dal Ousmane Sonko àddina yëpp weddil nañ ko donc amul problème ci problème bii ñu dalal ko lu nar a indi coow wala muy nar a indi fitna arrangé wul kenn donc kilifa yi nañu wax ak président ñëpp ko weddil daal. ñi ko weddil day en tout cas bu dul ñëpp it bari nañ de te du ñu ñàkk maanaa ñu am maanaa ñoo ko weddil
parce que nag wax dëgg yàlla jote balaa jote loolu sëñ Fallou mu baax ma waxoon. dëgg la mu nekkoon seen émission seen jotaay tey nag ñu ko doon seq madame le ministre Aïda Mbodj di leen jox kon dig daje ci beneen numéro incha allah.